habitants fukki lal ak ñaara fi newoon loolu musiba la musiba bu garaaw a garaaw la waaye ba léegi loolu mun nañ ko jàllale parce que mun nañ ne jamono jooju Covid bi dafa bett nit ñi waaye gannaaw nag léegi xam nañ ni feebar bi ñëw na te feebar bi du fi jóge tey lan la ñu waroon def la ñu waroon def mooy xaalis bi ñu dajale ne moom pour yóbbu ko ci Covid la ñu waroon a orienté ci mbirum santé est-ce que xam ngeen ni 1000 milliards yi 112 milliards rek la ñu yóbbu ci santé presque 10%. 112 milliards 800 et quelques milliards yi des pasar nañ ko ci ay mbir yoo xam ne kenn xamul fu mu dem 112 milliards la ñu yóbbu ci santé ci jamono joo xam ne ñëpp santé la ñu soxla loolu jàpp ngeen ni lu jaadu la 112 milliards ci 112 milliards yooyu tey jii nee nañu 59 ñii nee nañ 53 ñii ne 59 dégg naa sax ku ne 60 barki démb même soo jàppee ni 60 lits de réanimation la ñu am ça veut dire que 48 lits de réanimation rek la ñu jënd ci xaalis boobu alors que réew mi wala àdduna mi ngi am problème boobu loolu boo ko calculer 1 milliard 450 millions la ñu jël pour jënd ay lal alors que am nga un budget de 1000 milliards bu la Sénégalais yi voteel parce que ma wax nag ni 1000 milliards yi bu ñu foog ni nag xaalisu Macky Sall la de xaalisu Sénégalais yi la te 600 et quelques milliards yi dañ koo leb ça veut dire que ñun ñoo koy fay suñuy doom nañ ko fay suñuy sëdd nañ ko fay 600 et quelques milliards nga leb ko ci anam googu jëndoo ci ay lal jëndoo ci ay gants jëndoo ci ay blouse ak luy protéger personnel médical bi jëndoo ci ay outils de test de dépistage rapide nga xam ne fu ne waroon nañ fi mën a dépister tey est-ce que yoon la Sénégalais dem def dépistage toog 72 heures wala lu ko ëpp te amul résultat ñu bëri def nañ dépistage balaa seen résultat génn dee nañu loolu est-ce que yoon la nga jël xaalisu réew mi dem profitoo ci parce que ñoom lekk rek seen yoon newul ci la ca des ku doon sukuraat sax ñu fekk la ngay sukuraat sa xaalis nekk sa poos ñu rocc ci xaalis bi bàyyi la foofu nga sukuraat loolu musiba la cim réew donc loolu mooy seconde irresponsabilité bi ñetteel bi mooy ci jamono jooju moom Macky Sall parce que soo naan sa askan dama bëgg ngeen def ay sacrifice dama bëgg ngeen takk seen biir parce que mbir mi jaxasoo na yow yaa war a njëkk a joxe exemple bu baax waaye yow doo bañal sa bopp dara jamono ji situation bii nekk nga xam ne kenn noyatul moom mu jël 60 milliards dem jënd avion boo xam ne soo si voyagé tey mun nga toog 1 mois 2 mois 3 mois doo ci dugg te jamono bi mu toog yëpp yorul avion mat na 1 mois 1 an et demi mi ngi doon tukki nga jël 60 milliards pour yow kese nga dem jënd avion xam nga 60 milliards ñaata lits de réanimation lañ ci mën a am 60 milliards mun nga ci am 2000 lits de réanimation 2000 lits de réanimation daanaka tey su ñu amoon 500 lits de réanimation rek coow lu du demee nii parce que ku am problème bi rek mun nga am tout de suite prise en charge ku ci am cas grave rek mun nga ko am 500 lits de réanimation rek suñ ko amoon nga ne tey 59 lits de réanimation la ñu am 40 yaa ngi Dakar 19 yi ci des dañu séddale ci dëkk ci kii bi te yu ci bëri ce n'est pas opérationnel ça c'est un crime contre le peuple sénégalais li ñuy def c'est un crime non assistance à un peuple en danger exposition d'un peuple ba pare ci jamono jooju yow yaa ngi gundaandaat ak noos lii mooy jëfinu Macky Sall jamono joo xam ne ñi ngi wax feebar bi lëmbe na àdduna ngay wër di yelwaan même tubaab yi muy wër di yelwaan parce que yow da ngay yelwaan vaccin mënoo am vaccin yow da ngay yelwaan ne nañu la baal bor bi ki nga naan baal ma bor bi su la gisee ngay dem jënd avion 60 milliards dina ne kii daf may fontu kii nekkul dans le besoin te yaa ngi ko ameloon déjà xaalis fayagoo ko yaa xay ku la leb 5000 fayagu la romb la dem jënd iPhone xaw ma ñaata à 1 million di nga ne kii daf may fontu kon yow da ngay yelwaan vaccin da ngay yelwaan nañ la baal bor bi yaa ngi chaque jour sa discours mooy solidarité internationale pour le financement des économies africaines
sa xam-xam mun laa may nga ut des solutions endogènes pour financer ton économie lépp da nga koy yelwaan ba pare doo bañal sa bopp dara ci dépense de prestige parce que jënd na avion cool ne gaañ waaj pareeguñu ñu ne jënd na bateau de plaisance mooy gaalu noflaay du gaal gu ñuy jël di dem noppi wala yooyu waaye gaal goo xam ne su sonnee ba sonn daal dugg ci ñu dawal wër gore mu noyyi eeru géej gi daal di dellu si ñi naan 3 milliards ñi naan 6 milliards ci jamono jooju nga jël suñu xaalisu réew jël ci ay millions wala ay milliards yëpp Sénégalais yi mel ni ay xar naan maa ngi leen di yóbbu Kaffrine maa ngi leen di yóbbu Fouta loolu mooy irresponsabilité Macky Sall li mu def c'est un crime contre le peuple sénégalais irresponsabilité incompétence ak déni la boole moo tax man dama ne wax naa ko depuis longtemps bu ñëw rek day yokk ci bi fi newoon Macky Sall n'est pas légitime à diriger ce pays parce que su doon dafa yem ci incompétent rek ñu ne garaaw mënul waaye bu ci boolee nag froideur ñàkk yéeg sénégalais yi ñàkk weeg sénégalais yi boobu problème bi day gën a garaaw ba tax nag lii lépp ñu wax nii da nga ciy boole yeneen ak yeneen yu wane ni Macky Sall moom mbirum Covid bi mosu koo intéressé parce que bu leen fàtte ni ci jamono bi sénégalais yi jaaxle ñu tiital leen ba kenn ñemeetul ne leen kenn amatul génn au-delà de 19 heures kenn amatul génn te takkoo masque te loolu yépp di woon mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj ci jamono jooju moom mi ngi signé ay décret signé na fi décret honoraria joxe ay xaalis yoo xam ne ay politiciens kese ñu séddoo jamono jooju la ñu am les rapports OFNAC ak keneen yu gën a scandaleux ci ni ñuy rendalee xaalisu réew mi jamono jooju la ñu am rapport bi nga xam ne génn na ci distribution aide alimentaire bi jamono jooju la ñu am ay complot yi préparé contre des opposants ba mu àndi fi li mu fi àndi ci réew mi jamono jooju la ñu am sénégalais yi jaaxle nañu tiit nañu nelawatuñu ñoom politiciens yi li leen intéressé mooy mburu ak soow c'est-à-dire même seen façon de parler mi ngi renvoyer à la jouissance noos mburu ak soow poñse ay wax yu ñàkk fayda te bañ koy def dañ ñëwoon xeex Covid moo tax tey Covid a ngi ni takkarnaase anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy séddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju la ñu gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ ci mu jëm loi ne Sénégalais yi léegi ku ne mais terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay Sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité Macky Sall dafa rëy sañ naa wax sax ni il est le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays moo tax bu ko kenn essayé absoudre may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi su ñuy wax ni Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique ngàcce gaalaama suñu personnel médical kenn mënu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet ak boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñoo àndi ci constat bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bakkan di rot bu kenn nga la waay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàgganee buñ ko néewal
parce que feebar bu am la te day reye te anam gi muy reye moo métti ndax di ñàkk ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti kon dama lancer un appel à tous les Sénégalais bu ñu topp irresponsabilité état bi su état bi irresponsable nous le peuple nañu responsable te responsabilité boobu fa may jaar mooy njëlbeen bi ma njëkk a jaale famille yi nga xam ne ñàkk nañ ci ay nit ndax métti na trop massawu ñi mu dal te ñu nekk tey ci ay situation yu métti ci hôpitaux yi waaye du ma yem ci wax li nga xam ne mooy responsabilité Macky du ma yem ci wax lan mooy lajju nguur gi su dee mënuma cee boole ay proposition parce que dama leen wax ci njëlbéen ba ni la ma fas yéene waxtaan ak Sénégalais yi mooy tey man su doon maay président de la République naka laay gérer situation bi ñuy dund li yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi sénégalais yi defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay 1 cas 0 cas yu demee noonu loolu yépp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des la may wax ci samay proposition mooy ci li ñuy wax en amont mooy ci njëlbeen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di nga fa fekk juróomi nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mun na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mun na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di développer. ñaareel bi mooy mënatuñu génne ñoom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxe ay kit alimentaire amatuñu ko pasar nañu xaalis bi te leb naa leba ba kenn bëggatu ko lebal dernier euro bon bi mu dem lebi dafa plafonné léegi capacité am te àdduna bi nag ne Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñi ngi xeex ak feebar bi di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def di jàkkaarloog crise économique boole koog ay catastrophe naturelle car barki démb rek Allemagne bi glissement de terrain yi amee nee nañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey tal nañu leneen lu dul di jox ay nit xaalis ñuy jëndi avion te lii bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yëg ñeneen ñi tey Sénégal 80% li ñuy consommer dañ koy jéggaani 63% de notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène ay exogène c'est-à-dire secteur tertiaire mooy téléphonie Sonatel Expresso et cetera wala banque yi ak assurance yi wala yu demee noonu loolu du mooy supporter choc exogène nga am mbay mu dëgër am càmm gu dëgër am napp bu dëgër am artisanat bu dëgër am ay industrie yuy transformé loolu moo lay permettre nga supporter choc yooyu te loolu dañ koo lajj Sénégal ba nga xam ne tey yelwaan rek la ñu mën a def ñetteel bi tax mënuñoo confiner waat nit ñi mooy sénégalais yi ñi ngi ci jafe-jafe yu métti te leen teg jafe-jafe yi mooy échec yi ñu am ci suñuy politique économique koo mënul jox liggéey mënoo ko jox salaire mënoo koo faj kooku soo ko nee tëjul sa kër da nga koo bëgg a assassiner moo tax warul am te waruñu koo nangu
kenn waratu fee confiner Sénégalais yi waaye nag loolu pour mu dox il faut que kenn ku nekk ci ñun Sénégalais yi laay waxal man waxuma ak ñoom de li may wax mooy responsabilité individuelle la kenn ku nekk ci ñun su dee duñu confiner kenn ku nekk ci ñun la jël ay matuwaayam ba li ñuy wax les mesures barrières mooy jumtuwaay yi nga mën a jël ba mbir mi du la dal nga def ko te nag mbokk yi man de su may dox ci mbedd mi maa ngi xool Sénégalais yi waaye sàggane nañu masque bi torop kon mesure barrières yi dama ko ñaan Sénégalais yi ngir yàlla parce que amul dara lu ko ëpp efficacité nag ñii vacciné wu soo demee Europe tey ku vacciné wu sooy génn da ngay takk masque vaccin bi terewul dit nga takk masque kon loolu mooy première mesure yi na ñépp delluwaat ci takk masque yi góorgóorlu ci ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it ñetteel bi mooy ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moytu su ma nee obligatoire mooy ndaje bu dul farata nañ ko moytu farata nag day varier selon les contextes parce que su dee diine ci boppam moo la ne dem julli ci jumaa farata la waaye bu ñu demee ba ab feebar boo xam ne mun na wàll nit ki ci jumaa bi wala ñu nekk guerre ba soo fa demee ñu rey la ñu ne la mën ngaa julli sa kër kooku farata gi teggi nañ ko kon ñun ñoo war a jël suñu responsabilité xam ni mën nañu gañe virus bi gañe nañ ko benn yoon gañe ko ñaari yoon fa ñu jaaroon ba gañe ko benn yoon ñaari yoon suñu fa jaaraatee gañe ko donc bu ñu ne lii daal ay wax rek la ku nekk bàyyeeku nañu respecter mesure distanciation yi nañ ko respecter ñun de ci li ñu concerné li nga xam ne lu ma waroon def la man te Sénégal yëpp doon ko xaar muy nemmeeku tour bi ma waroon yóbbu ma wër Sénégal yëpp suspendre naa ko ba jëmmi jamono ba situation bi gën koo permettre parce que politique mooy suñu option waaye dafa am jamono joo ko mën a def ak jamono joo ko mënut a def wala jamono joo ko mën a defee noonu ak jamono yoo xam neneen nga koy defee kon loolu benn la ñaareel bi mooy ci hôpitaux yi comme amaguñu jumtukaay yi ñu war a am yépp il faut que ñu réorganiser proposition bi may def foofu mooy lépp li nga xam ne du lu jàmp ci wàllu chirurgie mooy opération yi ak yi nga xam ne ay hospitalisation programmée la te jàmpul yooyu yëpp nañ ko suspendre lal yooyu nga xam ne moom la ñu waroon occuper ñu transformer ko def ko ay lal yoo xam ne day mun a dalal ay nit yoo xam ne dañoo am jàngoro ji ñetteel bi mooy médecins yi ñoom docteur Cissé mii ma koy gërëm ndax dañ cee liggéey lu bëree bëri mooy yor suñu commission santé mu liggéey ci ak médecins yu bëree bëri ak ñeneen ñi ma liggéeyal ba ñu ne bitim réew ma leen di gërëm fi ci collaboration bi waaye médecins yi ak personnel de santé bi ñu former leen ci nu ñuy gérer nu ñuy toppatooyee les cas simples parce que souvent dañuy concentré wu trop ci cas grave yi cas simple yi ñu xaw leen a sàggane ñi nekk ci kër yi ñii di tëdd ci couloir yi cas simple yu bëri mooy mujj nag ci sàggane bi ñu ko sàggane mooy mujj nekk cas grave ñetteel bi mooy saalu réveil yi nga xam ne ci bloc opératoire yi ak centre de réanimation yi ñu mettre ko à la disposition gestion Covid bi ñi nga xam ne ñooy médecins anesthésistes ak réanimateurs yi mun na nekk foofu toppatoo les cas graves ñeenteel bi mooy ñu approvisionner réew mi en oxygène mbokk yi gàcce la ñu ne 21e siècle Sénégal dafa am problème oxygène ñuy génn di weddi waaye lu am la Sénégal dafa am problème oxygène
kon nañu approvisionner réew mi oxygène bu doy te ñu fexe ba oxygène bi bu mu manqueeti. juróomeel bi mooy ñu yokk lits de réanimation yi dañ ko yokkaat bu baax a baax a baax moo xam fu muy jëli jee xaalis bi nag loolu day suñu juróomeel benneelu proposition mooy comme dañoo soxla xaalis yàq ba tey fu ñu jëlee xaalis dina leen të mooy lii nga xam ne institution yu amul benn njëriñ la ci réew mi benn njëriñ conseil économique social HCCT ak xawma yan nañ leen supprimer jël xaalis boobu jëndee ko ay lits de réanimation parce que amu fi njëriñ. kan fii ci salle bi moom mun a wax ban njëriñ la institution yooyu am kan moo mës a lire seen benn rapport kan amu fi njëriñ. juróom-benneel bi mooy ñu gën a développer test rapide yi fexe ba mu accessible parce que du yoon ab sénégalais yéeg dara ci yaramam njort ni lii la nga dem def test te xam nañ ni variant bii dafay développer rapidement ci dernier jour yi ñu naan la xaaral ñeenti fan juróomi fan pour nga jot résultat test bi loolu du yoon. ñaareel bi mooy masque yi ñuy takk foo romb ci mbedd mi gis ay masque ma ci interpeller nguur gi il faut ñu teg benn système de collecte et de recyclage de ces masques parce que masques yi li gaa yi xamul mooy c'est pas biodégradable mooy du gaaw a yàqu ci suuf si masque boo ci gis il faut 400 ans pour mu dégrader wu moom ak mbuus yee yem parce que matière bi ci nekk la comme am na tey ay société ay entreprises yoo xam ne loolu la ñuy liggéey il faut que ñu def benn système bu ñuy collecter masques yooyu pour gérer notre environnement parce que dafa am solo loolu yëpp tam ñu boole ci su dee njort nañu ni bëri na am ñoo xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan ci biir kër yi te demuñu hôpital ñuy laam-laame na moom la wala du moom parce que ki nga xam ne dafa dem def test ñu ne ko corona la mu dem hôpital ñu faj ko sottiwul mu jaar fa faatu kooku dafa am benn protocole sanitaire bu ñuy def service d'hygiène ñu désinfecté corps bi et cetera doo ko dem yéet ay mbokkam waaye ki dee ci kër ga te xamuñu ndax moom la wala déet te nee nañu virus bi ki nga xam ne ñàkk na bakkanam ba pare ci yaramam la gën a am doole que ki nga xam ne mu ngi dund kon su dee loolu am na bu dee am na ñoo xam ne mbir maa ngi leen di rey seen kër te ñu nekk en contact ak seen waa kër nekk en contact ak ñi leen di suuri ñi leen di sang kon ñaata nit la virus bi mun a contacter kon tous les cas suspects dañu war a def prélèvement ak analyse balaa ñu koy yóbbu naan dañuy suuli su ko mënul nekk nañ def protocole sanitaire obligatoire man de dem naa keroog ci benn dëj waaye bu ma gisee ñu teg kees bi nit ñi génne dugal suul te ñu ngi doon laam-laame naan moom la wala du moom sama xel tey na te loolu tam dañ ci war a jël ay matuwaay mu des nag fi may daanele la jëm ci ñàqu bi muy vaccin bi faaw ñu wax ci ndax it ñu bëri woon nañ ma ne mu waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp da nga cee war a gëstu loolu moo la ci ëpp xam-xam li ma ciy njëkk a wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew seetlu leen ni àdduna bi yépp continent yépp produit nañ vaccin ba mu des Afrique Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin Inde am na vaccin Europe produire na ay vaccin Amérique produire na ay vaccin Afrique mënul produire benn vaccin li ko waral mooy fi ñu waroon investir sur le capital humain ñu ngi jël xaalis di ko pasare ci politique ci jënd ay nit pour ñu voteel la ci dugal ay nit ci ay cas di leen yóbbu mel ni ku yor sa jur xaalis bi ñu waroon dugal ci njàng mi pour am ay scientifique yu taxaw gannaaw bu ñu ko amee ñu créer leen ay cadre pour ñu mën a def recherche fondamentale recherche développement xaalis boobu la ñuy pasare moo tax sénégalais il faut ñu yeewu
ñu doon dugg ci kaar yi ñu leen yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj, xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom, xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali, xaalis boobu rek la ñuy jël di leen dugal di leen yóbbu. perte buy am yéen rek a ci perte, ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poche. ngir yàlla na sénégalais yi yeewu benn yoon, réew caaxaan du ko defar, waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi, dafa am lenn ci askan yi ñu leen topp ci loolu. mooy premier jàngat bi. ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am, parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a opposer. mooy su dara amee rek ñu ne ñoom ñi lañu bëgg ñëpp xalaatee, foo jaar ñu ne la ñu joxañ ne la ni nga war a xalaatee, ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax, ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii. mais demal France, demal Angleterre, demal États-Unis, demal, man chaque jour damay toog taal chaîne yi di seetaan, suba ba ngoon jot ay débat la, médecins yi toog débat, homme politique yi toog débat, ñii ne d'accord naa, ñii ne d'accorduma. c'est ça, noonu la société di doxee. te ñu war a nangu it, ñi war a nangu it nii Sénégalais yi dañu am ay question, ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu. Sénégalais am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàkk bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg, bëgg naa ci xam lii. ñun duñu ay bàyyi ma yoo xam ne dañu lay takk rek yóbbu la ne la ay wax. li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin de. bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance, wala docteur. donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko. gëw mooy it ni vaccin bi complot la, ndax bu doon complot ñoo ko defar duñ ko xëccoog ñun, parce que xel day loolu lay jëriñ. bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun mënuñoo jot ci vaccin bi, ça veut dire que ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def. kon loolu dama bëgg mu leer balaa, parce que sénégalais da ngay génn fi rek waaw moom nee na moom ne déedéet, damay wax lu leer. contre ñu principe bu vaccin. àdduna dafa dox, dafa nu muy doxee dafa gaaw, science dafa dox. médecine bi 20 ans 25 ans 30 ans ci gannaaw ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa ci wéru, waaye tey ñu ngi koy def. kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar ci 15 ans 20 ans, science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt. waaye bu ñu ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj. li nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj. ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu, dalal xelu sénégalais waaye kenn amul sañ-sañu laaj. ñépp nañu dem rek vacciné wu. la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engager sa peuple ci dara war nga xam ni lii à court moyen et long terme lan la. ba léegi aw ma tontu ci laaj boobu. laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën a kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois, ñetti weer ak juróom-benni weer. soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose, li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom-benni weer wala lu ci tegu tuuti war ngaa dem ñàkkuwaat. kon dañu xam ni cycle bu ubbeeku la. peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour 3e dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe 3e dose. kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme. ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi. léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko, nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko. léegi nag ñi ngi laam-laamee est-ce que su ko duggee mbir bi vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet. loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet, mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba taux de couverture bi
nga xam ne dañ naan ñii naan 60%, ñii naan 70%, ñii naan 95%. mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80% yoo xam ne dañuy réagir ak 20% yoo xam ne duñu réagir waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom la ñuy laaj bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne nii ñu ngi ci 5 variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lambda bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax d'ici quelque temps du ñu ne yeneen variant ñëw na gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80% de leur population lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravages parce que étude bi wane na ni variant bi ñu am ñoom vaccin bi ñu vacciné wu variant Chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud bi kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog sénégalais yi tontu wax sénégalais yi lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko bëggee defloo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy loolu yëpp boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li muy moo dem mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800 000 doses da ngay vacciner 400 000 yi téye 400 000 yi pour deuxième dose doo ko dem uti leneen parce que ça ne sert à rien nga jox nit ñi première dose seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1% de ma population plutôt que de vacciner partiellement 2% de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce que am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il n'y a que 250 000 yu jot seen deuxième dose et comme la politique est désordonnée tantôt Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñun li ñu jàpp mooy ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fi bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar yi dinaa ko wax parce que waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi ni ñuy forcer vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax passe sanitaire mooy dañ naan ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci car ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé di nga vacciné wu. ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu warul am Sénégal waruñu ko nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko def kenn. ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérables mooy mag ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu dañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciné nga ne léegi 18 ans yi ngay ciblé lan mooy c'est quoi le projet finalement. ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi aux 18 ans yow mag ñi vacciné gu loon te ñoom ñëpp wane nañ ni 99% taux de mortalité bi ci mag ñi la
ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99% yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni diabète yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala donc balaa ngay xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99% wala plus loolu xel war na ko mën a nangu. lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insister waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañu jël les mesures barrières parce que même suñu vacciner mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen jàngoro suñu leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorgóorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen wax ni waxtaan bi ci olof rek laa ko fas yéene woon def ndax léeg-léeg boo bëggee def ci wolof def ci français dina gudd te jàpp nañ ni suñu waxee ci wolof ñi ci war a jot ñëpp nañ ci jot ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum